mbokk yi asalaamaaleykum jaajëfal leen bu baax ci fasante gi kóllëre gi kuute gi ci tànn gi Sud FM seen rajo li gën a fës si boppu xibaar yi dina daal di rek doon xeex ba ñuy xeex ñiy yëngu ci wàllu chirurgie dentiste gis nañ ne lu fës la ci mim réew ordre national syndicat privé bi daal di nag joxante loxo ñoom nag lëkkaloog association nationale waa profession bi ngir daal di yëkkati seen i kàddu ci mbir moomu lee dinañ ci daal di dikk ci ndaje bañ ci amal bésuk tey jile dinañu daal di nag desandi itam ci li aju ci wàllu ubbi teg session bu assemblée nationale ak coppite ca daal di nag am nekkoon sax ponk wax sa xalaat ba ci mbirum Dumburu Sow mi ñu daal di sàkku nag assemblée teg ko ab daan wala daal di koy nag dàq jukki woon nañ ko ci ponk wax sa xalaat dinañ ci daal di àddu ci kanam tuuti lay doon dinañu wax itam ci li aju ci wàllu nag statistique ci wàllu délinquance ak criminalité weeru sattumbar bi daal dinay rek fës ci jamono jooje lañu daal di nag xayma mooy lu war a toll ci ñetti junni ak ñetti téeméer ak fukk ak ñeent ci ay nit yi nga xam ne nag ci infraction yu wuute daal nañ leen ci rek interpellé dinañ ci daal di jukki communiqué bi nga xam ne nag waa bureau bu relation publique bu police daal dina koy rek fësal dinañu àddu jëme itam ci coowal nag suuf fexe ba daal di ci jot li ne mu jafe wàllu itam jiwu ci mat ci wàllu quantité matériel yi ñuy amale wàllu mbéy mi ndox ak électricité waaye itam lu aju ci wàllu yoon yu baax yi ñu koy daal di jëfandikoo ay gàllankoor la li tax wàllu mbéy mi daanaka suqaliku gi daal di nag des fédération nationale bi ëmb jigéenu kaw gi daal di ci amal ab ndaje dinañ ci daal di nag jokkoo jekk Mamadou Camara dinañ ci toftal yeneen i xibaar laata ñu ubbi antenne bi ci wax sa xalaat lay doon xibaar yi daal di buur Papa Abdoulaye Dieye moo ne ci sottandikukaay bi faram fànce gi neskis lay doon. Adama Ndione ci kàddu gi mbokk yi kon ñu daal di koy nag doore communiqué conseil bi des ministres bi ñu amal ni kii tey ji jile njiitu réew mi daal di cee nag rafetlu li nga xam ne nag mooy fal bi ñu falaat réewum Sénégal ci assemblée générale bu Nations Unies mu nekk nag membre conseil yi aju ci wàllu nag ak yelleefu doomu aadama mandat bile war a am nag lu war a toll ci ñett ci ay nag at mu jàpp ne moom njiitu réew mi li Sénégal fës si wàllu démocratie ak liberté publique ba ci wàllu justice ak sàmm ak yelleefu doomu àdduna bokk na ci la ko daal di nag may ci leneen aju nag ci fexe ba daal di nag màggal bés bi ñu daal di nag jagleel àdduna wërngal këpp wàllu alimentation wax nañu ci itam ba ñuy daal di nag amal mooy ñu fexe daal di nag béy daal di ci rek dund waaye itam fexe ba daal di nag aaru ci wàllu nag dund ñëpp war nag xool li nga xam ne mooy avenir bi mbir moomee nag engagé na yenn ci ay nag ministre rawatina yi ñu dénk wàllu nag mbéy meek yeneen ñu daal di fexe lëkkaloo ci ngir daal di ci nag génne ay njàngat yi nga xam ne buñ ko doxalee réew mën na cee daal di suqaliku ci wàll woowule njiitu réew mi itam daal di nay rek wax jëme ci li nga xam ne mooy climat bi daal di nag am ci wàllu nag social bi ak mbirum rek affaire yi ministre bi ñu dénk wàllu culture wax na ko daal mu daal di fexe parti yi nga xam ne am na jafe-jafe ci coowal SODAV ñu daal di nag dajaloo bu ko defee itam ñu daal di saafara mébét yi ak lépp loo xam ne nag xeetu jafe-jafe la ci kuréel googule wax na jëme itam ci li nga xam ne mooy doxal wàllu stratégie nationale doxalin bu yees ngir daal di nag xeex lépp loo xam ne nag xeetu mbënd mi la niñ ko nemmeekoo fan yi wees nee na daal fast track nañ ko ca daal di nag jëme ndax laaj na fukk ak juróom ci ay milliards yi nga xam ne jàpp nañ ne buñ ko ca defee jafe-jafe ya fare ca zone bu Kër Massar te gënoon fës yooyu yëpp dina nekk mbir yoo xam ne nag daal nañ koy rek saafara njiitu réew mi daal di nag àddu ci li nga xam ne dëggal na ko war ko daal di doxal di nag texte législatif réglementaire yi wax na ci projet bi nga xam ne adopté nañ ko te mooy projet bi ko daal di nag jox diggal mu daal di nag ratifier lépp loo xam ne déggoo la diggante ñaari réew wala ñaari rek kuréel bu ko defee lépp lu aju ci wàllu nag fiscal ñu mën cee jël seeni nag matuwaay bu ko defee ñu daal di aar lépp lu mën rek yàq yorinu lii aju ci wàllu nag waax yi te loolee ñu fi ñëwoon ko ca France ci le 7 juin 2017 mu nekkoon kon communiqué bi bàyyi ko ca conseil des ministres ñu daal di koy rek tënkal Sud FM seen rajo ñu daal di woy ak yéen ci jeetaayu xibaar yi juróom-ñeenti waxtu daal di nag tegal lu war a toll ci juróom benn ci si ay mili. Sud FM
ñu daal di nag dikk ak doxalin bi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci profession boobu ñuy wax chirurgie yi dentiste ñuy faral di saytu lépp lu aju ci wàllu nag bëñ wala gémmiñu nit ki. ordre national bi leen ëmb ak syndicat bi ëmb waa privé bi public bi daal di lëkkaloog association nationale bi ci métier boobule daal di nag yëkkati seen i nag kàddu furut yi tar yi ci am la ñu daal di nag jébaane wax nañu ne itam ci loole jotuñu lenn loo xam ne nag xeetu taxawul la bàyyi ko ci tutelle bi rawatina ci jamono ji nga xam ne dafa méngoo ak feebarub mbas mi Amadou Moustapha Dia. ñiy faj bañ fi ci réew Sénégal kontaanuñu dara moo tax mënuñu ree ba génnee seen bëñ ñu weex li ko waral moo di dafa am ñuy juux ci seen biir liggéey di mbubuwoo ay chirurgien dentiste di liggéey li ñuy liggéey te loolu le yoon da koy tere yoon bi nga xam ne moo tënk liggéeyu fajkatu bañ fii ci réew Sénégal. chirurgien dentiste moom lañu jagleel pour muy ubbeeg tëj gémmiñu nit ñi wala képp ku ciy liggéey day liggéey pour jàppale ko ci liggéey bi donc ci responsabilité am ndax moom moo ko rees. technicien de labo de prothèse amul sañ-sañu sànni fa fauteuil wala naan nit ki di nattak di def leneen ku duggul ci fànn yooyu am nga nationalité maanaam sénégalais nga yor nga diplôme chirurgien dentiste sa di jaasa mët na léegi nag ñetteel bi mooy nga bindu ci ordre ndax même bu dee chirurgien dentiste nga bu boobaa booy liggéey illégalement ngay liggéey tegoo ko ci yoon. lu jël loolu ñi xam ne ñoom de bokk nañ ci gën a loru ci Covid 19 bi li ko waral moo di benn seen liggéey doxatul ñaar jumtukaay yi ñu jëfandikoo ci liggéey bi xëy rek yokku ras ci dolli li ñu doon xaar ci ndimbal jóge ci nguur gi jot ñu si ba léegi li lu mel di waral ne fu mu nekk ni ñoom seen ree mënu la neex dara. Covid bi laal nañu sooxee na suñu liggéey ndax masque ya doon jar junni dem na ba jar $20,000 tey mu ngi wàcc waaye ban tey des na encore xanaa léegi mu ngi ci 75 liggéeyu dentiste yi foofu lañ waxee ne metti woon na te doonte loolu am na dañoo gisul dimbalu ministère wala jotuñu ko bokk la yegg si buñ leen ko wàññalee defe naa doyul sax pour benn chirurgien dentiste te loolu dafa waroon jàppale lu mat 300 cabinet privé noonu ci public bi it ñoom seen la ñu war a jëfandikoo dañ ko jaarale peut-être ci seen médecin chef yi waaye doyul woon. ci noonu fajkatu bañ jile di woo nguur gi ñu daal di jubbanti nu mu gaawee yooyu la dëng-dëng rasi dolli it ñu ñaax askan wi ngir ñu gën a bàyyi xel ci lépp lu jëm ci wàllu pajum bëñ te di xool bu baax ñan la ñu dem seeti ndax ñooñu ñoo war a dëgg-dëgg faj seeni bëñ bu ñu amee jafe-jafe jëm ci wàllu bëñ. Amadou Moustapha Dieng ba tey ci wàllu nag santé fexe nag Sénégalais yi xam naka la ñu xalaate ci li daal di jëm ci wàllu avortement médicalisé bu fekkee nit ki dañ ko daal di nag sàkk wala jëfandikoo ko ci anam bu jaarul ci yoon rawatina wér-gu-yaramu kii di nag kii daal di téye ëmb bi daal di menacé wu mooy di jàngat bi nga xam ne cabinet yooyu di Continuum ak Ipsos daan nañ koy rek def résultat yi ca bàyyi ko rek nañu juróom-ñaar fukk yoo jël ci ak juróom-benn yoo jël ci téeméer nangu nañu. bu fekkee ne nag kii di ku jigéen ki mën na cee amee lor bu dee ci beneen wet gi juróom fukk ak ñett yoo jël ci téeméer ñoom nag wane ne mbir moomu daal nekkul la ñu daal di nag ànd bu fekkee ne viol la wala xeetu nag inceste Ismaïla Marcel Coly. ñu ëpp ci sénégalais yi d'accord nañu pour ñu amal avortement médicalisé bu doon wér-gu-yaram soxna si moo ko laaj waaye saa yu ñu tuddee avortement bu tukkee ci wàllu viol wala inceste ñu ci ëpp ànduñu ci loolu tukkee ci bile sondage d'opinion bi cabinet Continuum ak Ipsos amal ki xam la lu ñu mel mooy Moussa Sall di directeur bu cabinet bile. bi ñu laajee sénégalais ñi ci ëpp d'accord nañ ko avortement boobu mën a nekk bu dee ku jigéen ki wér-gi-yaramam ak dundam mën na ci des. buñ ci yokkee ne léegi nag bu dee grossesse bi mën na na saxal xelam ñi ci ëpp d'accord nañ. wante du gën na wàññeeku par rapport buñ ne santé physique mais buñ ne viol ak inceste ñu ci bëri d'accorduñ que ne ñu am fii loi wala ñuy daganal ay avortement su fekkee ne ëmb bi dafa jóge ci viol wala mu jóge ci inceste étude bi loolu la wan. kii di soxna
Sanoukhou Adama nekk ci direction de la santé de la mère et de l'enfant ci ministère de la santé et de l'action sociale moom dafa jàpp ne bile loi dina jàppale nit ñi ba ñu mun a wàññi mortalité maternelle ci mim réew. donc loi bi en tout cas ñuy xeex pour ñu voter ko sur avortement médicalisé day indi sécurisation des soins mooy que nit ki bu ñëwee def ko ci anam yoo xam ne leer na te sell na du ci ñàkk bakkanam donc ñuy ñaan vraiment ñëpp jàpp ci pour avortement médicalisé bi parce que dina dem ci feuille de route ministère de la santé ci plan national de développement social et sanitaire bi def que en tout cas deewu ndaw yi dina wàññeeku dee yi ci nàcc dina wàññeeku et donc nombre décès maternels ak complications yi muy indi dina wàññeeku ci réewum Sénégal. ginnaaw étude bi waa association des journalistes en santé population ak développement fas yéene nañu wéyal amal ay campagne de sensibilisation et de communication ci wàllum avortement médicalisé pour gën a xamal askan wi lan mooy njëriñu avortement médicalisé bu doon ëmb bi tukkee na ci viol bu doon wér-gu-yaram nit ki mayu ko mu mën a wësin ci jàmm ak salaam bile étude ñu ngi ko amal ci juróom-ñett région yu Sénégal yu mel ni Dakar Diourbel Saint-Louis Tambacounda Kaolack Thiès Kolda ak Matam. Ismaïla Marcel daal di koy jaajëfal ñu daal di nag ñëw ci ubbiteg session unique bu assemblée nationale ci àllarba ji ak nag Abdou Mbow mi daal di jëlaat poste premier vice président am groupe parlementaire liberté démocratie daal di nag gën a dooleel ci arrivé bi nga xam ne nag kii di Moustapha Guirassy te mooy rek mu daal di fekk si waa groupe liberté ak démocratie dooleel na leen bu baax a baax yeesal bànqaas yi nag ñu daal di koy amal ci jamono mbas mi ñu daal di dellu siwaat ci assemblée nationale ak nañ ko tëralee tey jile ak xam sa Iliman Wan ginnaaw gi ñu yeesalee bureau assemblée nationale ci àllarba bi kii di Abdou Mbow bokk ci majorité bi dellu siwaat na ci poste premier vice président mu koy rafetlu bu baax a baax. maa ngi gërëm bu baax képp koo xam ne député nga di gërëm aussi le président de la République Macky Sall mais en tant que président de la coalition Benno Bokk Yaakaar parce que aussi il faut que ñu xam ne ñun scrutin de liste la ñuy nommé bureau assemblée nationale et moom mooy njiitu coalition bi donc wax dëgg yàlla confiance boobu mu am ci man ak képp koo xam ne njiit nga ci coalition Benno Bokk Yaakaar maa ngi leen ci sant leen ci gërëm mais aussi di sant yi nga xam ne ñooy sama ay collègues yi nga xam ne ñoo nekk fii ci assemblée nationale te ñoom ñoo voté tey ba yàlla def ma nekk position bi. yeneen vice président yi di Yatta Sow Cheikh Tidiane Gadio Aïssatou Sow Diawara Abdoulaye Matar Diop Ndeye Lucie Cissé Ali Lo ak Yaye Mané Albis secrétaire élu yi nag ñoom kenn soppiwu leen Daouda Dia ak Awa Niang ba tey ñoom ñooy questeur assemblée nationale ak coppeeku it seetlu wuñu ko ci bopp groupe parlementaire yi Aymérou Gningue ba tey moo jiite groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar Cheikh Mbacké Dolly nekk ci bopp groupe parlementaire liberté et démocratie groupe boobu le sax daa am ku yees koo xam ne dafa ñëw bokk ci muy Moustapha Guirassy bu ñu sukkandikoo ci Cheikh Mbacké Dolly. tey suñu groupe yokku na ndax Moustapha Guirassy jógee na ci non inscrit ñëw dugg ci suñu groupe kon ñun suñu groupe ñun yokku na kon ñoom li ñuy def seen i changement amul ci commentaire amul ci gis-gis daal. ci fàttali nag bile session ordinaire unique bu assemblée nationale mi ngi am ci jamono joo xam ne mbas mi dafa am moo tax it daal muy député yeeg journaliste yi koo gis daal mi ngi dëppoo nag maskam ñenn ñi sax yore seeni gel di ci laal saa su ne wante nag dendante bi di distanciation sociale moom jëfewuñu ko fa talaata bii ñëw ak jàmm bureau assemblée nationale dana dajewaat président bi di Moustapha Niass ginnaaw gi mu fàttalee ne du kenn koo xam ne am na sañ-sañu fàttali assemblée nationale li nga xam ne mooy wareefam te muy sàmmonteeg moom saa su ne di fàttali ni luy tolloog fukki projet de loi ak juróom-ñett mi ngi ci taabalam di xaar liggéeyu député yi. di daal di nag xaar ci ndaje boobu ñu daal di nag amal kii di Toussaint Manga daal di nag àddu ci mbirum nag Aliou Dembourou Sow nee na daal li dañu war a rek fexe teg ko ay nag daan assemblée moo war a rek jël yooyu les matuwaay bu ko defee jëf yi ni mel ñu mën ko daal di nag wattandiku ci nag institution yi nguur gi daal di amee Toussaint Manga ñu déglu ko xam say liman waan. waaw kaddu yu Aliou Sow yëkkati kaddu yu grave la yu dangereux la. yoo xam ne si réew nit ñi waruñu ko yëkkati te jàpp naa ni dañ ko war a xeex waa mouvance bi def nañu communiqué ñaawlu ko waaye communiqué bi dafa timide mooy lu ñu waroon wax ak mesure ñu waroon jël defuñu ko si fait boo xam ne dafa grave dafa dangereux pour suñu république waaye lu ñu ci mën na bàyyi jël comme jàngat mooy dañu war a xam ne Macky Sall wax na ak ay ñoñom
même bu dee officialisé wu ko mais officieusement wax nag ñoom ne leen demal leen ma wax leen sama militant yi damay postulé wu 3e mandat dama bëgg ngeen waajal ko ngeen préparé wu. loolu nag waa société civile waa opposition dañ ci war a tirer leçon xam ni fu ñuy jëm ci question 3e mandat bi amul lu ñuy lam-lamee leer na ci ñoo xam ne mën nañu xalaat te dañuy analyser que Macky Sall ci boppam moo bëgg 3e mandat mu ngi ciy waxtaan ak ay militants donc war nañu préparer en conséquence ci éventualité yëpp. ji yooyu la sax ñu daal di ci nag wax rawatina yi faral di bàyyi ko nag ci làmmiñu ñi net ñi askan wi daal di nag fal collectif citoyen indépendant daal di ci nag juddu ñoom ne ñu bépp yi nag kàddu yi ni mel taxaw nañu ngir daal di nag xeex ko leneen lañ ca daal di nag dolli mooy mbirum ñetteelu mandat Macky Sall président ne ñu boobu ko sax daal di nag xalaat jàkkaarloog taskatu xibaar yi la ñu daal di nag amal ngir daal di nag wax ne taxaw nañu ngir askan wi lépp loo xam ne mën na leen xaajale ñu daal di koy saafara Sosette Kali lépp lu mu aajowoo muy jàmmu Sénégal pare nañ ci lépp lu mu aajowoo yoo xam ñoom fitna lañ ci bëgg ñun pare nañ ci tamit. ci nii la activiste yi di songee kàddu parparloo yu député bii di Aliou Dembourou Sow ginnaaw ba ñu fësalee seen ñàkk ànd ñu ngi xamle ni njiitum réew mi Macky Sall du ay mbokkam ñoo ko teg ci bopp réew mi waaye ab peuple souverain moo def lu ni mel loolu tax ñuy xamle ni ñetteelu mandat kenn xalaatu koo def fii Abdou Karim Gueye xurum xaa bu nitu dëgg. mooy ñun faale wuñ leen lii mooy ñun lu ñu neex la ñuy def léegi nag ñun ndax dañu nekk Sénégal boo xamante ni daa am ñu ko moom am ñu ci bokk am ñu ci bokkul ndax dañu nekk Sénégal boo xamante ni nit day taxaw di saaga askanu lëmb ba indi fitna naan génnee leen ay jaasi ñu falaat Macky Sall Sénégal Macky Sall dafa tuuti ci jàmbe ko donc affaire bi nekk ko problème mu ethnie parce que démocratie Sénégal la Macky Sall delloo ginnaaw ba mu yéesu léegi nag di ba max pour am 3e mandat boo xamante ne ni dafa ko bëgg forcer te loolu ñu nag moom bëggee ji fer du ko amee fii su fekkee dafa weddi li ñuy wax na taxaw mu déclaré moom en tant que président de la République que moom day def 3e mandat mu xool du fanaan ci palais ñun nañ taxaw ñun ñëpp le Sénégal wan ko ni ko ñun on est là ci dañ nekk ci république lañ nekk te état de droit dañ ko respecté. ñu mer ba futu yile activiste bokk ci collectif citoyen indépendant ñooy dànkaafu ñi faree ci nguur gi dem sax bay sàkku ci ñu dàq Aliou Dembourou Sow ci bépp instance rawatina ca pencum ndaw réew ma Mansour Mboup coordonnateur bu jeunesse au pouvoir. Aliou Dembourou Sow boobu dañu bëgg ñu lever immunité parlementaire am dàq ko APR ba pare qu'il n'ouvre plus sa bouche pour parler parce qu'il constitue une menace pour la paix sociale et la cohésion nationale donc dañ ko war a jëlee assemblée nationale parce que amu fa place am amul sax place am ci géttu ay xar bañ ko yóbbu assemblée nationale jaas yooyu muy woote nag bis bu jaas yi commencé il sera la première victime les gens se connaissent ils savent qui il est ils savent où il habite. ci noonee ginnaaw ba mu dëggalee ay kàdduwam moom mee di député bi ci altine gi ñu génn ñu ngi sàkku ci procureur de la république mu jël dossier bi Abdou Karim Gueye xurum xaa bokk ci mouvement nitu dëgg. ma wax ko ni Assane Diouf dañ ko jàpp tëj ko ci kaso bi ci loo xamante ni moo gën a tuut li député bi def pour wax ni Sénégal dafa am ñoo xam ne Sénégal pour ñoom la loolu moo tax injustice baaxul day créer ay monstre léegi ñun nag du ñu nangu procureur di croiser les bras ci lu mel nii nañ ko topp wax ko mu autosaisir woo Aliou Dembourou Sow ñu teg ko ci yoon ci fitna bi mu yee ci réew. ci kaddu yu militant au pouvoir yi di yëkkati saa su ne ci bile ponk tax na ba yile activiste di xamle ni dinañu tàmbali ay ndaje ak bépp njiitum parti naka noonu ak population bi ngir waajal seen riposte. daal di koy nag waajal ci la ñuy daal di tàbbi ci xayma ci wàllu nag délinquance bi nga xam ne ak ñiy faral di indi def ab crime faat bakkan wala yi ni mel ci nag xibaar ca direction bu police daal di nag génne lañ ca daal di nag yëgle mooy ci weeru septembre 2020 bi service yi yu direction sécurité publique ak direction office central répression trafic illicite ñoom daal di nañu rek wane lu war a toll ci ñetti junni ak ñetti téeméer fukk ak ñeenti ci ay nit yi nga xam ne infraction yi ñu daal di nag def dafa daal di wuute am na nag juróom-ñetti fukk ak juróom-ñeenti ci ay nationalité yi bàyyi ko nag ci bitim réew ci loolu nii lañ ko daal di nag séddale ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn ci ay nit yi ñu daal di teg loxo ndax mbirum nag càcc wala rek foowe confiance yu jàmbur wala sax dugal seen loxo ci lu aju ci wàllu njublang wàllu escroquerie ak yi nii mel am na yeneen ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñetti infraction yoo xam ne jëfandikoo wàllu nag drogue moo ko daal di nag waral am na itam téeméer ak juróom fukk ñi nga xam ne nag daanaka dañoo daal di nag faat ab nit wala def wàllu nag accident daal di cay faat doomu aadama ba ci sax jéem a rey nit daal di koy gaañ ci li nga xam ne seeni nag tayef la am na yu war a toll ci ñaari téeméer ak juróom benn ñaari téeméer ak fukk ak juróom benn ñi nga xam ne nag daanaka
dañoo indi jafe-jafe ci nag dund bu ànd ak dalal doomu aadama di atteinte à la paix beneen bi ci des muy ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ñi nga xam ne nag wàllu nag mandi lañ leen daal di nag jàppee ñi yorul nag seen i pièces d'identité junni la ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom mu nekk xayma bi nga xam ne nag bureau relation publique bu police nationale moo ko daal di amal ci la ñuy daal di nag tàbbi ci. lu aju ci coow wàllu nag jot ci suuf waaye itam am jiwu yi nga xam ne yu doy la xeetu jumtuwaay itam yu ñuy béyee wàllu ndox ak courant yoon yu baax itam yi ñuy jëfandikoo yooyu yëpp nekk ay infrastructure yoo xam ne indi na jafe-jafe ci ñi nga xam ne ñooy dund nag ci dëkku kaw yi rawatina ci wàllu mbéy mi loolu waral fédération nationale jigéen yi nekk ci kaw gi ca Thiamène Taba daal di amal ab ndaje lëkkaloo ceeg institut africain bu citoyenneté la ñu bëgg nag mooy fexe ba jot ci suuf daal di koy aar rawatina jëme ci jigéen yi mën a nekk lu jàppandal Kaolack Mamadou Camara. donte sax nguurum Sénégal dugal na koppar bu bari ak tamit yenn jumtukaay pour suqali mbay mi ak yenn secteurs yi waaye jafe-jafe yi ñu ngi koy gën a nemmeeku ci biir àll bi lu mel ni Thiamène Taba ci commune Kër Socé ci département bu Kaolack jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo bootu ci kuréel bu mag bi nga xam ne moom mooy fédération nationale des femmes rurales du Sénégal ñoom yëkkati nañ jafe-jafe yi ñu am Adja Ndiouk Lendor Mbaye moom moo jiite fédération nationale kuréel bi boot jigéen ñi nekk ci àll bi jiite tamit yenn association jigéen ñi nekk ci Sénégal. waaw suuf moom problème la ci jigéen ñi ci àll bi matériel agricole jiw problème la ci ñun courant amul ca dëkk bi campagne électorale dama daw a daw ba bëgg a dee fu ma dem courant lañ ma yor ci dëkk bee ci raw kon may ñaan président Pape Demba bi tey doomu Saloum la dañ koy ñaan Thiamène Taba gi njaageen dëkk yu ñu wër amuñu courant nañ ñu dimbale ñu am courant ñuy ñaan aussi ministre de la santé bu ñu amul poste de santé nañ am ay case de santé ut ay sage-femme itinérante ñu ñëw di jàppale jigéen ñi parce que ba léegi jigéen ñaa ngi dee àndoona la te dara waralu ko lu dul yoon yu bon dara waralu ko lu dul ñàkk poste de santé dara waralu ko lu dul ñàkk case de santé kon nañ dimbale jigéen ñi case de santé yi poste de santé yi dimbale jigéen ci jumtuwaay jigéen àll bi ñoom ñu ngi woon ci Thiamène Taba doon waxtaane jafe-jafe yu ñu am pour am suuf ak niñ leen ciy boddee ak tamit naka la ñuy def pour jigéen ñi ak jànq yi nekk ci biir àll bi bañ a wekku ci kenn mën a demel seen bopp di ñàkk di njëriñu Kaolack Mamadou Camara Sud FM. Mamadou Camara daal di koy nag jaajëfal ci la ñuy desandi ci wàllu yorinu suuf soosé ak jigéen ñi dañuy daal di def ba jot ci directeur exécutif institut panafricain ak citoyenneté ak way jëfandiku yi di COCODEF Afrique ñoom nag la ñu daal di bëgg mooy rek daal di taxaw bu ko defee def ay digle yi tax li ni mel man rek am ñoom itam woon nañu kii di njiitu réew mi ak gouvernement bi ñu daal di fexe accélérer lu am aju ci coppite yi ci wàllu nag suuf si di réforme foncière Amadou Cheikh Kanouté nekk directeur exécutif di COCODEF ñu déglu ko ak Mamadou Camara. Union africaine bi nga xam ne mooy kuréel bi ëmb suñu chef d'état africain yëpp ñoom ñoo ànd daal di ne gis nañu liggéey bi nga xam ne femmes rurales yi ñu ngi koy def te mi ngi tàmbali ci suuf ñu mën a jot ci suuf mën ko contrôler mën ko liggéey ñoom ñu daal di toog daal di décider daal di ne dañu ñun takku nañu ne bépp aménagement foncier bu ñu def ci suñu réew dinañu fexe 30% yi téeméer yoo jël fanweer yi ñu daal di koy jox jigéen ñi pour que ñu mën a jëfandikoo suuf si parce que buñ leen joxee buñ leen doolalee may leen les moyens ñu mën a jot ci suuf si liggéey ko dina am loo xam ne dina ko yokk ci suñu koom-koom mooy document de politique foncière chef de l'État moom moo toog daal di ne damaa bëgg suuf si bu mu nekkati loo xam ne dafay féewale nit ñi damaa bëgg ñëpp àndaloo daal di ne suuf si nañu boole plutôt que mu ñuy féewale daal di ne nag créé naa benn kuréel boo xam seen liggéey li ma leen sant mooy ngeen xalaatal ma loolu ñun def nañu liggéey boobu ànd ceeg ku mel ne professeur Souron ñu daal di def liggéey boobu daal di tënk lépp ci benn këyit jox ko tey suñu liggéey mooy ne ko liggéey bëgg ñu santoon def nañ ko jébbal nañ la ko ñu ngi lay dégg ci nga wax ñu fan nga bëgg a dem ak moom te yàgg na bés bu ne fépp fuñ mënta dem ñu ngi koy wax di ko jooytu ci bërëb yi nga xam ne war nañ ko fa wax pour que chef de l'État mën
koo dégg daal di jël document bi teg ko ci kaw taabal bi daal di ñuy woo ne ñu lii d'accord naa ci ak li ngeen wax li commission bi wax lii d'accorduma ci lii mën naa ko mais du ren lañ ko mën a def déwén lañ ko mën a def fexe ba document de politique foncière boobu ñu daal di koy suqali génnee ko teg ko ci kaw taabal bi daal di ñuy woo nañu ay waleen nañ àndandoo xool luñ ci mën a jël daal di koy sottil daal di koy liggéey ñëpp mën a jot ci suuf si mu daal di ñuy boole plutôt que mu ñuy féewal. ci la ñuy daal di dikk ak plan international Sénégal mi daal di dajale juróom fukki ci ay ndaw jigéen ca commune bu nag Kédougou ci nag projet boobu ñuy wax Guirlande Gadjid histoire mu nekk doxalin bi nga xam ne nag bëgg nañu jigéen yi daal di nag des ci l'école gi xew-xewu lancement programme boobu ñu daal di koy amal ne ñu daal dinañ fexe ba ku ci nekk lu war a toll ci ñeent fukki ci ay junni ñu daal di koy am lu war a toll ci juróom benn weer ngir rek ñu daal di leen rek bàyyi ci l'école yi ñu daal di wéyal seen i puutub xam-xam. Aminata Ndione Ndiaye mooy coordonnatrice bu projet bi ñu déglu ko Boubacar Tamba. may wax ne projet Girl Engage Moussou Kende Bera li ko tax a jóg mooy fexe ba xeex lépp luy sëy yu teel surtout suñu xale yi nga xam te nañu toll ci jàng ñu leen di maye muy yàq seen jàng te bi ñu tëggee projet bi nag dafa tombeek pandémie Covid-19 yegg si fii ci Sénégal bi mu yeggsee nag ñu daal di waxtaan ak xale yi daal di xool naka la ñu commencé def pour ñoom ci seen bopp fexe sàmm seen bopp ci feebar bi bi ñu waxtaan ak ñoom ñu ni ñoom kat teg nañu seen kër ay raxasukaay fexe nañu am ay masque waaye doyul ci la ñu ne kon nañ leen jàppale ci loolu ñu ni waat comme que période bii kat ñëpp xam nañ jafe-jafe yi mu def ci wàllu économie ñu ci bëri seen i waajur ñàkkoon seen i liggéey ñu ne kon soxla nañu appui surtout financier période bi pour mën a non seulement yombal seen dundin waaye itam fexe ba dugal suñu loxo ci seen jàng surtout lu mel ni lu ñu jëndee fourniture scolaire ci kaw loolu la ñu waxtaan suñu biir daal di ne kon nañ jàppale xale yi fexe aussi ba liggéey ak opérateur bu ñuy wax Wizall Money pour mu ñëw fii ci Kédougou teg fi réseau bu am solo nga xam te ne dinañ fexe ba xale bu ci ne ci 50 fii yi nga xam ne ñoom la ñu liggéeyal ren ñooy suñu bénéficiaire fii ci commune de Kédougou ku ci ne dinañ la jox lu toll ci 40 000 francs par weer yow ak sa famille te fi mu toll nii sax ñetti weer la ñuy dajale jox leen ko muy 120 000 francs te xam naa ne période bi am nañu yaakaar mu amal leen njëriñ surtout pour jënd fourniture scolaire yi ndax ñu ngi ci rentrée des classes. ci la ñuy dem nag foofee ca Diourbel directeur général bu agence informatique de nguur gi di ADIE di Cheikh Bakhoum daal di amal ab nemmeeku ci installation ci wàllu nag informatique yu ñuy daal di def nag foofu ca ak matuwaay yi ñu ca jël sax ca université Alioune Diop bu Bambey loolu ak mbir moomee wax nañu ne dina mën a nag tax la ñuy daal di nag sàkku ci way xarale gi gën a méngoog jamono rawatina ci wàllu njàng boo xam ne mën nañ ko def barab ak barab di enseignement à distance. Diourbel Adama Ndiaye. fexe ba citoyen bi jege lool administration waaye it fexe ba njàngaleem à distance mën a doon lu mucc ayib loolu doon nañu mébét yi nga xamante ne moom la ñu séentu ci installation informatique yi nga xamante ne ADI def na ko ci Bambey. Cheikh Bakhoum mooy directeur général bu ADI. bëbët bi moom mooy tey service bi sénégalais bi soxla ba mu munti doon ci état bi bu ñëwee foofu mu am ay opérateurs yoo xamante ne dañu xarañ ci wàllu numérique yu mën a def donc démarche bi yëpp ci profit wu donc sénégalais boobu wala n'importe quel usager wu administration bi donc loolu moom mooy mbëbëtu espace su Sénégal service bi te gëm nañu tey Bambey vraiment dina mën a donc opérationnel d'ici le début de l'année parce que travaux yi avancé na bu baax a baax. beneen pàcc bi également mu nekk ci li ñu def ci université yi ci wàllu éducation loolu nag jagleel nañ ci pàcc bu rëy a rëy l'université de Bambey loolu moom moo waral ñu interconnecté daanaka bâtiment wu université bi yëpp ci fibre optique indi nañ donc lu ñuy woowee donc des VDI donc ay machines virtuelles yoo xamante ne dina permettre étudiants yi ñu mën a am des espaces pour non seulement suivre leurs travaux pratiques mais également espace boo xamante dinañu mën a héberger seeni ay documents. projet Smart Éducation ay matériel informatique université Alioune Diop bu Bambey ngir njàngaleem à distance mën a mucc ay
professeur May Diaw moo jiite université Alioune Diop bu Bambey. wane na déjà que université bi yokk na performance am parce que installation yi ñuy defal wane na ni avec la Covid que am nañu def nañu ay cours yu bëri. ñu ngi xalaat sax def ñaareelu maison espace Sénégal service ci commune bu Ndangalma Diourbel Sud FM Adama Ndiaye. Adama Ndiaye projet boobu ADIE daal di samp foofee dina tax commune bu Ndangalma nga ca département bu Bambey man nag décollé tàmbale kon suqaliko bu ñuy sukkandikoo ci ministre conseil Mor Ngom ñu déglu ko ba tey mooy maire bu Ndangalma ci micro Adama Ndiaye. président de la république dem toog ak ay moroomam ñu xalaat. ñu ne Smart Afrique maanaam naka la ñuy mën a def ba nga xam ne nii juróom-ñetti réew yi ko bokkoon doon ci xalaat ñu génne ay ponk génne ay jumtuwaay yu mën a tax da ngay toog fa nga toog la nga daan jële kaar wala nga takku sareet sax wala nga war mbaam dem di ko wuti nga mën a toog ci sa biir kër wala sa biir néeg connecté wu fenn lënkaloo ak fenn benn béréb ka fa nekk fekk tàggat nañ ko ca loolo nga ne ko dama bëgg nga wut lijjantil ma këyit sàngam kooka moom itamit jël ca lañ ko linkale boole ko xool këyit wi mu koy lijjantiloo mu ne béréb sàngam kat lañ koy lijjantiloo mu loxoom lay jël juróomi baaraam lañ koy lijjantiloo mu sànni ko keneen kooku di ko lijjanti gis ko lijjanti ko delloowaat ko yow lépp yaa ngi tëdd ci sa néeg wala yaa ngi tëdd ci sa lal kon dama ne lu mel noonu bu président de la république fexee ba mu ñëw Sénégal di ko def ci 45 départements yi tànn ci Bambey ñu def ko département Bambey commune de Ndangalma di ci bénéficier wu kon war nañ leen a sant war leen a gërëm. Le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée mènent ensemble dans le cadre de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal des programmes pour maîtriser le fleuve et satisfaire bien des besoins indispensables à leur développement. Grâce à ces infrastructures qui permettent de mobiliser l'eau, l'OMVS contribue à l'alimentation en eau potable des populations, au développement de l'agriculture irriguée, à la sécurité alimentaire et à la fourniture d'une énergie propre et bon marché, et bien plus encore. Ces actions ont des retombées concrètes dans notre vie quotidienne. L'OMVS, un outil d'intégration, un levier de croissance, vous offre Wax Sa Xalaat. ñu door waxtu xalaat bi wala yeggali bokk nañ ko doore woon ci juróomi waxtu bokk na ci wàllu assemblée nationale xarakanam gekk liggéey ga nañ ko daal di jàngate bokk na ci itam liggéey tey gi ñu daal di nag amal ba ci sax sàkkute fi ñu daal di dàq wala teg daan député boobu yëkkati kàddu yooyu la te mu jur fi yëpp coow bi ci des mooy wàllu Covid bi ak conséquences yi mu daal di nag am Pape Laye ñu jël ku jiitu ci ligne bi 88 628 98 98 allo. Oustaz Adama. waaw. Adama Dieng dama jiitu ci ligne bi maa ngi lay nuyu. Adama ñu ngi lay fay. waaw di la ziar baax di la ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen. ñaan sunu kàddu fekk ñëpp ci jàmm vraiment di rafetlu liggéey groupe Sud Communication bi yëpp. yéen ñu may occasion ñuy participer ci développement réew mi di nuyu waa Kajoor nag. ak mboolem ñuy dégg sama kàddu rek. Oustaz Adama man de ci wàllu mbas mi rek laay waxee ndax wax dëgg yàlla ñu ngi sant bu baax a baax ci ni muy wàññeekoo. waaye nag mbas mi wàññeeku gu muy dellu ginnaaw warul tax nit ñi gën a bàyyi te li ñu seetlu ci Sénégal yëpp mooy li nga xamante ni moo fi des muy mesure barrière yi lu ci bëri bëri Sénégal respecté tuñ ko te loolu nag jàpp naa ni warul am parce que bu état bi amee yërmandeem ba def ay mesures pour mën a oyofal nit ñi mën a dellu seen relance économique warul tax tamit nit ñi bàyyi ko sànni seen i masque te seetlu nañ ne fan yëpp cas importé yi dafay bëri lool kon jàpp naa ni aéroport bi rek jaañit yaakaar naa ni war na am beneen dispositif bu ñu fa gën a teg pour gën koo renforcer ndax gis nañ ne fan yi cas importé yi tamit mooy ëpp sax cas communautaire wala cas contact yi kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax bu loolu jàllee tamit ci mbirum kàddu yu ñaaw yi ci politique vraiment ñu ngi koy naqarlu position bi ci parti bi am moom lañ ci am tey wax ni mboolem ku bokk APR président Macky Sall doy na sëkk référence kenn mënul indi benn audio bu ñaaw wala jenn kàddu yu naaw yoo xamante ni wax na ko ba jot ci réew mi jàpp naa ni kon kooku doy na sëkk référence ci képp kuy politique mbirum troisième mandat dëgg-dëgg jàpp naa liy débat bi mooy est-ce que yoon may na ko te bari na ay juristes yoo xam seen xam-xam màcc wax ni président Macky Sall yoon may na ko troisième mandat kon jàpp naa loolu daal la ñu war a débat te buñ ca yeggee jàmm bu fekkee bëgg na Sénégal yi gëm naa dañ ko jox bu fekkee bëggul nag kum fi teg ñu jàppale ko loolu daal laa gën a yaakaar ne mooy essentiel débat bi mais wax ci ñaaw ji daal amul benn njëriñ Oustaz Adama jërëjëf. Pape Laye kon ñu xaar kenn ci ligne bi ñu jël ko ci jotaay wax sa xalaat la ñu nekk 88 628. allo allo waaw. allo waaw ñu ngi lay dégg. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah.
Oustaz Adama. waaw. Elas Alioune Wilane Guédiawaye Sam Notaire. ñu ngi lay nuyu ak waa Guédiawaye. ñu ngi lay nuyu di nuyu waa Sud FM yëpp. Adama man dama yaakaar ne sama turandoo Aline Demba Sow yaakaar naa ne bu fekkente ne li ñu wax ne moo ko wax bu dee moo ko wax man wax dëgg yàlla maa ngi koy ñaawul waaye nag dama naan li ñu wax su fekkee ne moo ko wax laa wax parce que nag ñi ñu ko seqat dañoo mën a transformer ay kàddu ndax gis nañ ko fi gisati ko waaye nag lu mën a am rek mooy wax bi su fekkente ne moo ko wax moom wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaaw ndax Sénégal moom jaasi mosu fee génn ci mbaram kon jàpp naa ne suñ bëggee am yéene pour mu génn ci mbaram kon jàpp naa ne loola moom comme ni ñu daan waxee Sénégal rek dañ koy péncoo waaye duñu ko pàccoo waaye nag aussi may wax ne ñi ñu ko seqal tamit buñ delloo gannaaw ku ci mel ni Ousmane Sonko danañ ko tudd gars yi fu ñu ko tuddee ñu naan alors que Sonko moo leen tee nelaw teewuñu woon nelaw ñun yéene ji mu am ci Sénégal pour jaxase Sénégal loolu la ñuy protéger ñun waaye kantaa du borom bopp bu ndaw boo nga xam ne la Senghor doon wax Ablaye Wade ne bopp bu attanut karaw bu attan réew mais yaakaar naa ne boppam boobu njort naa ne munul sax attan Ziguinchor gi nga xam ne bu amee li mu bëgg dana leen may maanaam indépendant man bon comme moom moo mën a taxaw ne maanaam mbooleem ancien président yi fi nekk yëpp dañ leen war a tër rendi leen loola defuñu ko débat kon jàpp naa ne bu ñu defee débat lii man jàpp naa ne kon dañuy delloo mbattu ma rek ca ndaa la nañu xoolaat seen bopp waaye nag fi ñu toll ñoom ci actuellement nii ñoom lépp lu nga xam ne rek day taasal deru président yaakaar naa ñu nga ci te yaakaar naa Alioune Demba moomu tey nga xam ne ñun ñu ngi koy laam-laamee bi mu taxawee ne nañu na pël yi soti ci ay nag ñu jéem ko maanaam participer mag yi maanaam li nga xam ne moom la war a def ci investissement am bi ko Macky déggee da ko tere loolu ne ko gox kàddu bu mu jëmati ko kon Macky ndem moo koy dànkaafu ci loolu. njort naa ne Pape Lay kon ñu jël keneen ci ligne bi ci wàllu mbas mi ci wax sa xalaat bi la bokk bàyyi ko bi allo salaamaaleykum. allo. allo waaw. asalaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ bi. Oustaz Adama. waaw. ñu ngi lay ziar bu baax. ñu ngi lay delloo ziar yi. di la jottali nuyoo waa Nax-Neex waa Pikine Est waa Altu Ndangalma Ndiouf Ndengler Kaba ak Ndereb ak Bawol gépp di jégalu ci géej a dugg gi waaye wutewuñu nag ñu ngi déglu. Oustaz Adama. waaw. allo. waaw maa ngi lay déglu bu baax. Oustaz Adama gis nga dafa am loo xamante ni dafa rut réew. na gars yi bañ a wóoy débat bi te ñu dem au fond du débat. far ci mbir mi bu mu tax ñu bañ cee wax wala ñu bëgg cee wax waxu parparloo. réew mi ñoo ko bokk. maam mi kenn ci ñun ñi amul titre foncier Sénégal. ñoo ko bokk lu ci nit am loolu la sa moroom am. mënuma d'accord ñenn ci sénégalais yi suñu waxee njombe wala ñu koy waaj a wax sax ñu jàpp leen tëj. am na fi ñu fi tëj ci intention. waa intention ak wax ba ñëpp dégg lu gën a garaaw. mais lii mu wax ni incitation à la violence la. député bi ko wax muy Aliou Dembourou Sow waru woon fanaan biti. lii am na réew yoo xamante ni ku ko fa wax am problème. te nag Oustaz Adama. gis nañ fi ñoom député faux billet ci ñoom lañ ko gisee. député bu taxaw di inciter nit ñi à la violence ci ñoom lañ ko gisee. ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen te lépp impunité ci lay mujjul fenn. troisième mandat nag président de la république bu dee bëgg na ci réew mi jàmm te yéene sénégalais yi li ñu ko yéene. muy jàmm na génn leeral ko ne du ko def parce que moo taxawoon ne kenn dootu fi defati lu ëpp ñaari mandat kon nañ ci wax te nag nañ def jàngat. Oustaz Adama. yenn wax yu garaaw yi fi indi problème. yi nga xamante ni ku ko dégg daal sa gémmiñ lu ci ëpp Oustaz Adama ci benn côté la jóge kon nag nañu xoolaat sénégalais yi nag def nañ erreur waaye nañu xoolaat am na ñoo xamante ni mérité wuñu pouvoir am na ñoo xamante ni mérité wuñu ndomba tànk parce que ñu jox la ndomba tànk nga dajale TVA réew mi ak juuti réew mi ñu la ciy fay jox la oto jox la garde corps jox la leneen ngay wax lu taal réew mi amal nga réew mi ak waaye nag ku yéene réew mi lu dul jàmm yàlla na këpp ci sa kaw képp ku yéene réew mi lu dul jàmm rek yàlla na këpp ci sa kaw merci beaucoup. waaw Pape Lay loolu di njàngatam ba tey ñu xaarati keneen ci ligne bi jël ko allo. allo Adama. allo waaw. waaw man la Anna Mendy di woote Parcelles Assainies. waaw ñu ngi lay nuyu soxna. waaw nekk assemblée bi daa bëgg a wax. député yi yàlla nañu gën a yaru
yàlla nañu gën a dundal assemblée nationale xolu askan bi sedd gën a sedd ca ñoom c'est-à-dire dañ koy ñaanal wér ak gudd fan liggéeyal na réewam réew mi soxla na ko soxla ñu xam-xamam suñu assemblée bi bokk na ci assemblée yi gën a baax ci Afrique maa ngi félicité président assemblée nationale di ko encouragé ak député opposition ak majorité bi Sénégal ñëpp a ci war a jàpp opposition bi tam bañ faa nekkee lu ñu wax wala lu ñu def rek ñu xëpp ci suuf député yi réew mi ñor dem nañu ci assemblée lu ñu mën a liggéeyal nañu député yi absenté te amuñu permission muy majorité muy opposition dañu war a dagg seen salaire ndax député ci at met ay heures yu ndaw la cay liggéey ak ay fan te weer wu dee ñu fay ko ndax assemblée boo fa nekkee boo d'accordul joxe sa xalaat nga toog fa ba mu jeex nga doog a dem ñun population bi nekkuñu fi di leen fay ay millions di leen jox ay 4x4 pour ñuy buude wala ñuy absenté il faut ñu arrêter loolu mbas mi jeexagul mu ngi fi ba léegi ñu moytu gën a moytu bu baax te topp ndigali ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr ay équipe am ak waa Sud FM ci seen taxawaay ci xeex jàngoro coronavirus bi ngeen di def ñu ngi leen di gërëm di leen ci sant gërëm personnel de santé bi yëpp di ñaan jàmm ci réew mi di ko ñaanal président Macky Sall fi nga bëggee eggali réew mi su lu baax yàlla na ko yàlla eggali lu kawe sa njort merci Adama. ñu daal di nag xaar keneen ci ligne bi ñu jël ko 88 628 98 98 keneen allo salaamaaleykum. voilà asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa. allo Adama na nga def. waaw maa ngi fi. maa ngi lay nuyu di nuyu Socé ak Papa Laye ak waa kër gi yëpp. Adama réew bu ñu bëggee mu avancé dañuy bàyyi démocratie bi avancé réew dafa war a am opposition te ñun ay opposition lañ nekkoon nañ ci pouvoir xam nañ li ci pouvoir li ñu soxla mooy fi ñu toll nii régime bi fi nekk na jéem a indi programme lan mooy élection locale yi di ñëw ak élection yi nga xamante ne moom mooy Assemblée nationale 2021 bi ñun loolu lañu soxla Assemblée nationale ka fa wax ak kay saaga kanaan nañu xeex yooyu yëpp ñun intéressé wuñu li ñu intéressé moom mooy Macky Sall ak ñi mu àndal dañ ñu wax 2021 li nga xam ne mooy programme élection locale yi ak élection yi nga xamante ne mooy Assemblée nationale ban date la ak ban jour la ak ban weer la ñu mën a def suñu préparation te mu jox nit ñi seen i carte électeur seen i carte d'identité ku ne xam na ni maire yi 2019 jeexal nañu Assemblée nationale 2021 la ñuy jeexal bëgg nañoo indi coow yooyu nit ñi di ci coow ñu fàtte lan lañ war a programme 2021 Sénégal yi léegi dañoo yeewu ci yooyu nekkatuñ ci rajo yi di xuloo ak a xaste ak a xas nit nekkatuñ ci yooyu nañu indi ay programme yu wér te wóor bu fekkente ne moom Macky Sall li muy woote mi ngi ci moom na joxe carte électeur yi joxe carte d'identité yi joxe date bi 2021 buñ ci eggee dina xam ne lépp dëgg la di leen nii di leen sant jërë ngeen def merci. Babalaye beneen auditeur biir réew mi bitim réew 88 628 98 98 wax sa xalaat allo salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa. Oustaz Adama El Hadj Xaas Mbaye la Mbacke Bawol. waaw ñu ngi lay nuyu. ñoo ngi leen di jaare Pape Laye ak Ibrahima ñoom ak personnel si defeen yëpp di baal ñëpp ak den baal ak di leen ñaanal it vraiment di wax ne ñaan ci egsi na njaal mi ma doon njaal yëpp ak jaal bokk jul yëpp yàlla leen yàlla fay def nañ ci njaal yi Oustaz Adama parce que man damay bëgg a jaaxle ci sama réew damay bëgg a jaaxle ci Sénégal te xam nga dëgg du romb ak jëli te dëgg lu mu réy moo yóbbaale wax lu dëgg wax lu dëgg lu mu réy dëgg ko yóbbaale nañ bàyyi mbel jeen ngal yi tey waxante dëgg te yàlla tax li yaay war a suuri député bi lii mu wax Ousmane Sonko nii ñuy wax nii tey ji ak ñuy ngal yi di wax nii dugg nañ si séréde si defan bi saaga nit ñi ay ndey doon ak yéen te ay Sénégalais lan Ousmane Sonko li ma fii daf ne nañ ancien président yi nañ leen fiisee lim seeni tur pourtant dafa ñu ko débat sa jour nga dégg fii ñu ne président Macky Sall nañ ko fekk ca palais bi ak ay yet génne ko sa jour nga dégg ne président Macky Sall na bind ko pourtant dañ ko élu dañ koo fal ci fal yu année mu jaar yoon sa jour nga dégg ne arnaqueur la dictateur la sa jour ñu wax dinaaw pourquoi sax duñ ci wax mais buñu taxawee ne nañ génne président ak ay yet nit mën naa taxaw ne nañ yor ay jaas défendre ko man xaas mais dama ci jël samay responsabilité ku yor ay yet jëm ci man na yor samay jaas jàmmaarloo jaw ouvee le problème beneen bi ci def yéen nga di wax nii sa jour ñu saaga fi ay nit ay lay ci pré ba nañ lay suspendre allo xaas waaw saaga fi nit taxul saaga baax
saaga baaxul mais nag dama ne xam nga kii li wax moom dafa wax ne moom li mu wax man dama ànd ak moom parce que tey ci tey dama ne la ku taxaw ne nañ génne président ak ay yet mu taxaw ne nañ jël ay jaas yi défendre ko man ku nar a génne président ak ay yet ca pale ba ay jaas laa yor wala benn fete taxaw xaar la man Xaas Mbay maa wax loolu parce que dañ koo faj ci anam yu leer nañ te ba tey nanguwoon chaque jour luñ bon la ñuy wax lu ñaaw la ñuy wax dañuy saaga nit ñi di leen xas di wax lu ñaaw ba kañ chaque jour nga dégg ay di wax yoo xam ne gëmuñu ko am na ay jingéen yoo xam tey boo ko déggee ci rajo da ngay dégg ñu koy wax ku ànd ak Idriss Seck ànd ak Ousmane Sonko ànd ak Karim Wade ànd ak Abdoulaye Wade yow mën ngaa jox exemple ci liñ ci wax gën sa wax mën naa nekk li ñu def ci réew mi kenn ko fee def ko président Macky Sall Adama wax rek waaw ñu xaar keneen ci ligne bi daal di koy nag jël 88 628 98 98 allo. allo Adama. waaw. John waay. waaw ñu ngi lay nuyu. Adama. ki nga nekk journaliste. waaw. dëgg bu fekkee da nga jar investigation wala jar ba nga am diplôme yi nga war a am pour nekk journaliste. dafa am yenn wax yi wala yenn débat yi wala ko dugg. li nga wax ji yëpp li bari xaw ma waa ji wax na xaw ma waa ji waxut. mais dama ne li ko amplifié ba tax muy c'est-à-dire dafa am benn télévision bi fi nekk mu nga xam ne nii borom ab opposant la boo xam ne lu mu bëgg a wax rek ña fa nekk ñoo koy waxal loolu mooy wax ji li ñu ko amplifié jaru ko ña fa nekk semence yi ña fa nekk di mbëri bi ñoo sonal nit ñi il faut ñu wax ko nag am na semence yoo xam ne dañu jaxase wuñ donc parce que wax ji amul importance tax ñu naan nañ ko kii ma di ko tuddi xaw ma naka wur ngundu xaw ma loolu wax la journaliste est-ce que noonu la waxee journaliste ay tànkam mooy tànk imam ñu imam di xutba ci jumaa wala ci jàkka bu jàng wala moo ko lañ ko fa war a jëlee ñoom ñu ko war a jël ñoom ñooñu naan war nañ ko ndax ñoom ñoo war ndax parce que réew mi ñoom ñu ay finance yoo xam ne bëgg lu ñu lenn la ma caag réew mi ñun lenn nag du ma tudd finance mais xam nañu wax mooy wax ji sol yoru paradis kajo day wax rek ben sonal nit ñi wit réew mi jàmm rek fi am daaroo di fi xew yéen jàmm su fi yéene leen ci kaw lay këpp waa ji wax ñu wax mais buñ koy sanctionné xanaa day sanctionné ak effet actif am na ñu fa wax lépp bu nekk gis nga wax nañ ko léegi am nañu tudd jiw am nañu fi ne léegi dañoo rey Abdoulaye Wade rey Macky Sall rey Abdou Diouf lu ci mujj loolu doon débat ñu bëgg a jël li bokkoon te këpp ci ko bokk ñu di mbéy mi bu dee bëccëg waaye ñu may jàmm ngir yàlla fii dara di ko xew jërëjëf Adama. waaw ñu xaar keneen Pape Laye ci ligne bi jël ko bu ñu ko waxtu wi mayee 88 628 allo allo sëñ bi fayal sa rajo bi allo waaw ñu xaar keneen buñ naree taal rajo di ko déglu bëgg a dugg en direct dafay xaw a rek jafe bu fekkee mu ngi ñuy dégg na fay rajoom rek joxe xalaatam allo. allo waaw. waaw Adama. waaw. man la Souleymane na ngeen def. waaw ñu ngi lay nuyu Souleymane. alhamdulilah. donc bëggoon participer ci waxtaan bi rek di wax ci waa ji wax ay wax yu kenn comprendre quelque temps là sur le 3e mandat là. donc man je pense que ki yor clé solution bi c'est Macky Sall. moom moo war a génn wax clairement il n'est pas candidat voilà d'ailleurs waxoon na ko fi. bon mu kii tamit comment il s'appelle l'ancien ministre de la justice Ismaïla Madior Fall wax na ko fi Macky Sall ne peut pas faire un 3e mandat. Boun Abdallah Dionne ancien premier ministre wax na ko Macky Sall wax na ko donc VAR tous les VAR donc vidéo yi mi ngi ci internet bi tout le monde l'a entendu au Sénégal voilà donc Macky ni mu war a def tey mooy génn wax du ma candidat damay organiser des primaires au niveau de Benno Bokk Yaakaar. Parce que le prochain candidat, ça va être le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar parce que waa PS ces partenaires-là ñoom it am lu ñu bëgg quand même. donc il est temps que effectivement bon ben ñu toog ñoom dañu bëgg nekk président waa PS waa Benno Bokk Yaakaar ñoom ñëpp. voilà dañu war a organiser ay primaires Macky moo ko war a initier organiser ay primaires ñu tànn le meilleur candidat la Benno Bokk Yaakaar mu représente seen coalition bi. voilà maintenant pour ouverture Assemblée nationale bon Assemblée nationale malheureusement bon amuñu benn njëriñ. donc je pense que bu fekkoon dañu continuer tëj assemblée wala toujours assemblée bi ba 2024 franchement les Sénégalais ne sentiront pas effectivement leur absence. et puis boo dégg gisee ni ñu comporté wu du ñu défendre benn cause des Sénégalais je me demande est-ce qu'ils méritent vraiment le titre de honorable bu ñu leen di woowee quoi. parce que boo gisee les petits mots wax saaga yi ñuy def yi tout ça moom vraiment il ne mérite pas ce nom-là honorable tel dañ leen woowee carrément monsieur le député je pense que c'est ça qu'il mérite parce que du ñëpp mérite ñu leen di woowee honorable ah. et puis il faut connaître au Sénégal de jouer avec les titres quoi.
waaw mu nga kon nag ñu xaar keneen ci ligne bi Pape Laye bu fekkee waxtu wi des na allo. Oustaz Adama. waaw. booy Malika na nga def. waaw ñu ngi lay nuyu Alaaji. ñu koy yittee bàyyi nañu ci jàmm. waaw ñu ngi ci jàmm. Adama daal yàlla na yàlla def nuyu ni teewaay. xam naa li ma déggoon góor gu tedd gi wax ko ci 696. ñu André Marlo moo ko wax. ni lu ma gën a seetlu nit ñi rek di gën a sopp sama xaj. waaye daal yàlla na yàlla def ay nit yàlla xam ni yenn kàddu yi boo ko dégg yenn saay yow da ngay xam ni dëgg am na ñoo xam ne jaruñu sax vraiment di déglu quoi. li ci topp daal mooy Adama. nañoo xam ne daal wax dëgg yàlla ba ñuy juddoo ba léegi régime bu mel nii. musuñu ko dund mukk ci këru àddina régime bu scandale nii. yàlla xam na ni fi mu nekk nit ñi sonn nañu benn peeru sonn boo xam ne bii. mais it loo xam ne li yow doo leeral dara gouvernement boo xam ne bii transparence dara yow sa waay lu ñu la jox nga ni duma ci leeral dara say ñooñ daal yow ngay protéger yow daal ñu ci des yow mënoo fexe yow ba yow ku ci wax tuuti rek nga ni rëq leen di gëm nangam ku la ci ëllëjal nga ni leen yóbbu leen ko ci yoon moo tax justice mel bu ñëwee dëkk bi am na justice damay waar may li góor gi tax digg waxoon rek nee na justice réew mi ku ni am na justice da ngay wax lu la neex rek kenn amul justice amuñu indépendance la mu waxoon rek am te indépendance moom réew africain yi seen indépendance waru mooy suñu réew mi ci la bokk bi ci des bu dee affaire assemblée nationale man lu ma laa ko tuddee ma ko assemblée nationale parce que assemblée nationale yoo xam ne bii dara du fa génn lu voté bu ñu voté en faveur du chef de l'état wala par kii au majoritaire yooyu rek moo fa xeex a xuloo rek ak xasante rek mbas mi nag moom yàlla na ko yàlla delloo ginnaaw te suñu métal la ga jege bii yàlla nañ ko fi yàlla gaawal jëlee comme ni ko Cogère waxee rek convergence des jeunes démocratiques de APR ñu ngi ñaan yàlla bu mu posé waat candidature de jërëjëf. waaw ñu daal di jël keneen Pape Laye bu fekkee xaj na ci allo. allo salaamaaleykum. waaw waaleykum salaam. Adama maa ngi lay nuyu lu bëri man la Mamadou Medfa. ñu ngi lay fay. nuyu ñi nga bokkal liggéey bi ci defee ñëpp. waaw Adama man daal li ma ci wax mooy xam nga géopolitique moom ñun da nga ko ci dégg. te lu yàgg na. boo fàttali ko mooy suñu wax Demba Diop. lañ ko rey moom lañ tuddee stade Demba Diop bii. bëri na ñoo xam ne yàgg nañ ci di ci wax yoo xamante ne bii ku mel ni maître Babacar. mu xam daal di ko daal jàng ci di ci wax waaye li ma mën a wax mooy li am solo ba am solo mooy nga indi programme de formation wax li nga xamante ni moom la bëgg ak engagement bi mu am gëm-gëm bi mu am te toll ni président Macky Sall bi xam ne wax dëgg yàlla chef de l'État africain yi yëpp ko nawlo Alassane Ouattara bi ñëwee ci congrès bi dégg nga li mu waaw président Macky Sall jàppale leen mais man li ma ci gis mooy nee na ay xasante ay yenn wax yu ñaaw yoo xam ne comme Sonko fi la taxaw fii ne système bi ñu ngi fi yëpp ci Senghor ba ci Abdoulaye Wade ñu ñëpp dañu war a rey Sonko wax na ko fii mais am na ci yoo xam ne comme ni ñu bëgg a jëlee député bi Demba Sow di ko ŋawtee te moom dafa wax nii rek te moom biñ ko laaj sax nee na moom ay carte électeur la wax mais wax buñ ko seet rek jël wax boobu di ko te wax ne wax nii jaas yi waxul rey mais te am na loo xamante ni sax du wax même bu dee troisième mandat askan wi taxaw analyse xam ne même troisième mandat loolu dañuy wax mais loolu lu président Macky lu war a nekk luy nekk la te loolu askan wi ñooy fal te président Macky Sall loolu yoon moo ko may constitution laata muy dem élection présidentielle bi may na ko mu présenté waat loolu sax ñu opposé sax am na ñoo xam ne xam nañ ko wax nañ ko ñu dëgg nañ ñu ñëpp xam nañ ko li nga xam ne moom mooy Sénégal ci du pays doon nañ te waaye élection moom buñ ci demee du man sa morom du ma te loolu ku ne xam ne président Macky Sall du ëpp doole askan moom la ñu àndal la woon foo woon na woon ñëwoon rek jërëjëf. Ablaye kon mooy suñu auditeur bu mujj bi ñu daal di ko fi yembale dik leen daje xibaaru 22h yi ak Marie Rosalie Ndiaye jaajëfal ñuy woote jéggalu ci ñu desoon ci ligne bi jaajëfal it Pape Laye Dieye mi ñu àndaloon ci sottandikukaay bi mucc biti ak jàmm biir gudd fan ak wér-wér la am ak mën ak fekkeektal yàlla nañ ko yàlla defal jërë ngeen jëf. Mali, Mauritanie, Sénégal ak Guinée lëkkaloo nañu ci biir organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal ci taxawaay ci ay programme yu am solo ngir jëriñoo lii di fleuve Sénégal te it saafara ay soxla yoo xam ne ñoom ñoo ko bokk te mu jëm ci développement ci ay infrastructure jumtukaay yuy tax ñu mën a am ndox OMVS taxaw ci jàppale population yi
ci am ndox mu sell waaye tamit lii di mbéyum roose mi ñëpp mën a am dund gu doy sëkk ak énergie boo xam ne day yomb ci marché bi ak yeneen muy lu ngeen di yëg ci seen dundin bés bu yàlla sàkk OMVS ngir lëkkaloo ak suqaliku moo leen doon may seen émission wax sa xalaat. Sud FM, toujours copié, jamais égalé. 98.5, Dakar.